salaamaaleykum mbokk yi ñi ngi am mbégte am kontante dellusiwaat ak yéen ba tey ci seen chaîne info15.com tey nag dañu déplacé wu ñëw ba fi nga xamante ni mooy diwaanu Grand Yoff seet si waa seen hygiène ku wax hygiène wax li nga xamante ni mooy set ñu ñëw nag tey ñu ngi taxaw ak ki nga xamante ni mooy directeur bi laataa ñuy def dara rek dañuy nuyoo ak moom bàyyi ko mu nuyoo ak ñi nga xamante ni ñoo ñuy topp sëñ bi ñu ngi lay nuyu ñu bàyyi la nga nuyoo ak ñi nga xamante ni ñoo ñuy topp. waaleykum salaam wa rahmatullah ñu ngi leen di fay nuyoo bu baax yéen waa Info 15 di leen remercier ci teew bi ngeen teew fii pour wane liggéey yi ñuy def di leen wax man maa ngi tudd Mamadou Saliou Diallo inventeur innovateur membre de l'ASPI man maay ki nga xam ne man maa innové entreprise bi di Sen Hygiène Sen Hygiène nag li ko tax a jóg mooy jumtuwaay yi nga xam ne dafay permettre nit ki mu set moo xam raxasukaay la moo xam jumtuwaay yu xeetu ci wàllu poubelle pour lépp lu ñu dem ba jëfandikootuñ ko ñu am fu ñu koy dugal foo xam ne fu baax lay doon ñu bañ ko bàyyi mu naaw ci mbedd bi ak yu demee noonu ci yooyu la Sen Hygiène di yëngu ak ay matériel agricole voilà comme ni nga ko waxee nee nga inventaire nga nekk nga koo xamante ni da ngay faral di am ay mbir yoo xamante ni da nga koy créer surtout nag li nga xamante ni day jëm ci wàllu set te jamono ji nga xamante ni fi la ñu toll muy jamonoy Covid 19 képp ku ko wax xam ni set gi moom mënul ñàkk lu mënul ñàkk la te gis nañu itam am ay machines yu bëree bëri yu ci mel ni yu nekk ci suñu ginnaaw nii ñu gis ñu koy faral di distribuer yu ci bëree bëri ñu koy faral di gis ñu bëggoon a xam ndax Covid bi moo tax nga créer machine yu ni mel wala boog machines yi jiitu na Covid bi. waaw machines yi jiitu na Covid bi ndax ñun ay inventaire lañu avant bi Covid bi di ñëw ñun ñu ngi inventé ay appareil lavage de mains dafa fekk rek yu ñu doon inventé avant feebar bi. yooyu appareil multifonctionnel la boo xoolee samay modèle da ngay gis modèle yoo xam ne dafay yombal ñeenti nit ñu raxasuwandoo ci benn waxtu kenn du dimbale sa morom te robinet yi yëpp c'est pédale man robinet pédale yàgg naa ko instauré donc yooyu lañ doon defar bi Covid bi ñëwee ñu tere jegewantoo ñu ne nañu respecter mesure distanciation la ñu bàyyi bu ñeenti nit bi ak bu mbooloo bu bari bi am na bu 6 personnes sax ñu bàyyi yooyu ñu créer modèle Covid bi nga xam ne moom mooy super lave-mains modèle boobu nag moo nekk nii moom boo xoolee presque ci Covid bi ci lañ ko créer buñ ko commencé dégg Chine rek xam ne lii lu nar a law la lañ ko commencé inspiré di ko defar bi ñu ko defaree nag yàlla yombal ñu vraiment ñu réussir ci à 100% ndax lave-mains bi 20 litres de l'eau lay jël bu jëlee 20 litres d'eau boo xoolee récipient bi dafa am benn récipient ci suuf boo xam ne moom mooy jël eau usée moom mooy récupérer ndox bu salte bi donc robinet bi c'est pédale dafay am toujours beneen robinet jox ma benn bidon si dafay am toujours benn robinet boo xam ne robinet bu méngoo ak raxasu la robinet boo xam ne lu nit ki soxla ci dose raxasu moom la lay xellil paa nga bës muy xelli ndox bu bari yàq ndox bi donc bidon bii ngeen di seen nii moom mooy jël ndox bu tilim bi ci ginnaaw moom fii lañ koy dugal donc bu ñu ko dugalee fii voilà bidon bi fii lañ koy dugal ci ginnaaw léegi nit ki bu ñëwee kenn du ko jàppale robinet saabu bi c'est pédale da ngay def nii gis nga gel bi génn sa loxo nga def ni ñëw raxasu waaw donc bii lu ko uutale ak raxasukaay yu bari dafa bari parce que léegi bii boo ciy raxasu mun nga ci raxasu sa biir saal ndox bi du tiis ndax diggante bi dañ ko limité diggante bi bu soree trop booy raxasu ndox bi day naaw di tiis diggante bi bu soree trop booy fo buy raxasu juste dañu def benn limite rek boo xam ne juste pour nit ki mun a fo
donc pour jàpp ci xeex bi ñuy xeex mbas mi moo tax ñu indi modèle bi. voilà gis nañu modèle bi ku ko gis surtout ku xool li ci suuf xam ni bëri na yoo xamante ni critères yoo xamante ni jël na ko ci oto lan moo la inspiré ba nga jël lu ni mel tamit nga rax ko ci biir. waaw inspiration bi boo xoolee man dama doon koo xam ne dama yàgg bëgg hygiène ndax daara ja laa jànge alxuraan man alxuraan laa jàng donc jamono bi ñuy nekk daara ja dañ doon raxasu façon raxasu boo xam ne amul norme hygiène yi benn nekku ci ndax taalibe yëpp dañ leen di defal ndox ci siyo ñu sóob seen loxo raxasu ku loxoom set ak ku loxoom setul ku génn ci sangu ak ki doon kii ñëpp ñu ñëw raxasu foofu donc nga xam ne norme d'hygiène nekku foofu bi ma gisee loolu ci daara ji di ko dund te man ma ko doon bañ solo may màgg di yeew ma ne lii lu ñu war a saafara la il faut ñu créer ay raxasukaay yoo xam ne vraiment fekk nit ñi du ñu soob seen loxo ci ndab bi tilimal seen loxo ku wér ak ku feebar yi dugal seen loxo lii il faut ma saafara ko année boobu tombé woon benn épidémie kii amoon daw biir genre kii yooyu mu gën maa accéléré pour ma inspiré wu ci affaire bi te Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay wax lu am solo ci set gannaaw bi farata nekkee njàpp si julli farata nit ki di jàpp 5 fois par jour teewul Yonent bi mu ne loo leen di def na ngeen raxas seen loxo ak saabu donc Yonent bi nga xam ne moo indi jàpp 5 fois ci journée teewul mu digle raxasu kon nga xam ne set du doy loxo nu mu setee rek noonu la gën a baaxee donc l'islam yàgg na défendre loxo bu set donc bi ma gisee loolu xam ne kon loxo dañ ko war a sàmm di ko defar ay jumtuwaay yu ñu koy raxasee ba mu set ci laa inspiré wu defar lave-mains boo xam ne nit ñi dañ ciy raxasu fekkee kenn du dimbale sa morom mais boobu nekkul woon pédale noonu laa avancé ndànk-ndànk ba 2017 parce que man 2007 laa defar sama premier prototype lave-mains ba 2013 laa defar lave-mains pédale gis nga boobu Ebola bi mu ngi ay Guinée fii ay kii nu mu tuddati ay Sierra Leone affaire yooyu 2013 boobu laa inspiré wu ci lave-mains pédale donc boo xoolee pédale bi yaxanal ndox mu ngi ci respecte norme d'hygiène yaa ngi ci lépp ngi ci defoon naa tamit bu capteur bi ngay gis ñuy wax robotique fii boobu maa ko fi njëkk a defar mais boobu man toujours bëgguma lu dul innovation bi ma demee ci hôtel yi gis ko mu am foofu même boo tiimalee sa loxo boo ko génnee ay seconde ndox bi day wàcc ma xam ne lii day yàq ndox ma bàyyi ko donc man luy yàq ndox du ma ko def ma yem ci pédale bi donc pédale bi li ma inspiré pour rek respecter norme d'hygiène. kon daal su ma la déggee mën naa ni sa inspiration da nga ko jël méngale ko ak jàngalinu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndaxte moom daf ñu xiirtal ci li nga xamante ni mooy set waaye tamit yemu ci boole ci lépp loo xamante ni day jëm ci wàllu yàq ak yooyu rek daf ñu koy moytuloo comme li nga xamante ni moom la ko diine ji di jàngalee. waaw parce que Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci benn hadis mu ne at-tuhuru satrul iman cet mooy génnoon la gëm donc loo xam ne génnoon la ngëm la waruñu ko seetaan te man li may ñaax Sénégal yi mooy ñu bàyyi xel set du affaire feebar même bu fi feebar bi jógee nañ fexe ni ñuy sete buñ setee danañ mucc si feebar yu bëri waxuma la feebar kii bi rek virus Ebola bi waxuma la boobu mais buñ setee même ay soj yi ay bët yi métti yu bëree bëri ay paludisme sax mun nañ ko bañ a wàllan donc set bi vraiment man maa ngi ñaan ñëpp même journaliste yi maa ngi leen di ñaan lépp luy set ñu koy médiatiser di ko wane ndax suñu culture ñun dafa bokk ci set ñun suñu culture hygiénique la donc il faut ñu koy respecter journaliste yi di ko médiatiser mu gën a am doole. voilà mbokk yi dañ leen di fàttali rek ñu ngi ànd ak ñi nga xamante ni ñooy waa Senzen ñu nekk ak monsieur Diallo muy seen directeur bi dégg nañu li nga xamante ni moom la ñu jot a wax monsieur Diallo bëggoon nañu xam tamit parce que lu mel nii képp koo xamante ni taxawal nga ko nguur gi war na la maanaam war na ci war a mën a teg loxo bu baax a baax comme ni nga xamante ni noonu lay présenter yeneen produits yi nga xamante ni nit ñi ñu ngi ñëw di ko indi est-ce que yéen tamit jot ngeen message yoo xamante ni félicitation wala ay encouragement jógee ci ñoom jëm ci yéen. alhamdulilah loolu dafa am message yu rëy yu ñu am ci félicitation nguur gi sincèrement alhamdulilah ñu ngi koy santé nguur gi bu baax ndax 2015 bi ñu defee
concours Grand Prix du chef de l'État ci région de Sénégal yëpp man région de Kolda laa bokk man maa nekkoon région de Kolda premier ñu dajale premier ci région yi yëpp indi ko fii ci Dakar ñu tànn membre du jury bi tànn ñu tànn ma premier lauréat du Grand Prix chef de l'État te si jumtuwaay raxasukaay bii laa ko gagné woon Abdourahmane Fadi Diallo nekkoon ku koy organiser nga xam ne lépp luy invention innovation ci Sénégal Abdourahmane Fadi Diallo moom mooy directeur technique agence boobu di l'ASPIT moom moo ko jiite woon Grand Prix bi moom moo koy organiser toujours mu organiser woon ko ma nekk premier lauréat du Grand Prix chef de l'État loolu moom encouragement bu rëy la ñu état bi defal foofu encouragement bu rëy jaaree ko ci direction bi nga xam ne foofu la Abdourahmane Fadi Diallo ci Abdourahmane Fadi Diallo en personne man xam naa dund naa ak moom nit la boo xam ne dafa bëgg a xam-xam te dafay encourager xam-xam moom en personne daf ma doon dimbale ci lii bi may nekk di réfléchir nu ma koy améliorer moom ci boppam daf ma si doon jàppale ndax yenn saa yi dama doon jël sama lépp jëndee ko ay matériel réalisé ba ma am problème luwaas mus naa daje ak Abdourahmane Fadi Diallo mu jël ay bon gasoilam yu muy defee ci otom dem liggéey valeur de 100 et quelques mille mu ne ma demal joxe bon yi nga am li ngay fayee luwaas inventaire moom mënul nekk di inventer di am jafe-jafe location donc di féliciter waale Abdourahmane Fadi Diallo au passage parce que nit la boo xam ne dafa bëgg xam-xam te dafa am xam-xam moom ci boppam moom encouragé na produit bi ci agence am de vraiment fa la amélioré wu état ñun moo ñu jox subvention par étape ba produit bi yegg fu mu yegg tey bu yeggee fii tey yàlla ak état la jaaree ko ci Abdourahmane Fadi Diallo directeur technique de l'ASPIT maa ngi koy nuyu di nuyu mboolem agent yi liggéey ASPIT di nuyu DG bi Makhtar Dia. voilà bëggoon nañ xam tamit laataa ñuy jeexal ndax ci wàllu jumtukaay yoo xamante ni raxasukaayu loxo la kese mooy yi ngeen di amal wala boog am na yeneen jumtukaay yoo xamante ni tamit dañu koy faral di defar. waaw ñun ci hygiène la ñuy liggéey defuñu raxasukaay kese ñun dañuy defar ay raxasukaay di defar ay poubelle yoo xam ne poubelle yu méngoo ak suñu culture xam nga ñun culture africaine toujours lu dëgër lañ ñu war a créer man damay wax toujours africain yi nañu xam ne kenn mënul régler suñu problème invention bu ñu inventé France wala Chine bu ñëwee fi diire bi mu war a am du ko am parce que ñoom dañuy xool ci seen civilisation nu ñu koy jëfandikoo ñu defal ko selon seen civilisation bu ñëwee Sénégal civilisation Sénégal à part Sénégal am na koo xam ne jóge na ci àll bi amul dara day ñëw rek jaay ko doole mais bu yemee foofu day ñëw rek yàqu jour bi ñu ko jënd mais bu dee sénégalais moo ko créé moom xam na lan mooy norme Sénégal xam na lan mooy civilisation Sénégal dafay xool loolu yépp mu defar affaire bi ba affaire bi méngoo ak civilisation Sénégal boo xoolee ci ginnaaw Singo fale dañ fa def benn programme de poubelle boo xam ne depuis feebar bi ñëw dañ créé façon boobu amoon nañ ay poubelles yu ñu créé nag boo xam ne c'est hermétique presque lañ koy wax parce que boo ñandoo si michoir bi wala leneen wala xollitu banaana bi ak yooyu da ngay ñëw hospital bi mu ubbeeku boo bàyyee dafay tëju hermétiquement maanaam lu nekk ci biir dara du génn dara même ngelawam sax du génn lool nit ñi donc boobu dañ ko inspiré ci Covid bi dañuy créer tamit yeneen jumtuwaay yoo xam ne yu mel ni ay cercueil parce que tey boo xoolee suñu morgue yi cercueil yi fa nekk dëppoowul ak jamono àndul ak hygiène te et puis suñ demee rëbb da ngay gis nit ñi génnee néew bi ci cercueil bi jàppoo ko ñetti nit dugg ci pax bi yooyu yëpp mun nañ ci mucc ñun waa seen hygiène dañuy créer cercueil moo xam ne dañ koy indi mu am ay tànk teg ko ci kaw pax bi donc machine mooy wàccee néew bi ndànk orienté ko ba mu dugg mu dëñ après su nit buggee dugg nag defaat leneen moo xam mais daal seen hygiène mun na leen defaral loolu yëpp te mu ngi ci programme bi ci liggéey bi ñu ngi koy continuer di def te seen hygiène tam yemul ci seen hygiène rek am na option agriculture xam nga ñun lu ñuy def du ñu bàyyi agriculture parce que autosuffisante alimentaire suñ ko amul rek du baax seen hygiène dafay defar ay jumtuwaay yu yombal nit ñu am rendement ci seen mbay yooyu yëpp mu ngi bokk ci programme seen hygiène ak yeneen yoo xam ne wàllu électricité sax bokk na ci yeneen jumtuwaay yi ak yooyu yëpp xam naa danañ ci mos a yegg incha allah. voilà ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax kon nag comme ni nga ko waxee rek set moom nekk na loo xamante ni yitteel na ku ne dañuy def lu dul rek bàyyi la nga tàggatoo ak ñi nga xamante ni ñoo ñuy toog. waaw ñu ngi remercier Info 15
vraiment si seen jàppandal bi ñu def fi ñëw tey seet si waa seen hygiène di leen jaajëfal bu baax di leen ñaanal yàlla nag réussite bu kawe seen njort di ñaanal tamit waa Africanité vraiment ay groupe de rapport la yoo xam ne dafa raar ci Sénégal ngay gis groupe yu mel noonu nekk ay jeunes yoo xam ne dañuy sacrifier seen temps pour seen peuple di def seen lépp pour seen peuple am jàmm pour seen peuple yeew di yee seen peuple di daw chaque jour di régler seen problème peuple te kenn du leen jënd kenn du leen corrompre te pourtant bu ñu bëggoon xaalis wala leneen mun nañ def comme seen yeneen morom yi kaas la ci biir rek ñu jox la rek nga noppi mais ñoom defuñu loolu te ñoom dañuy encourager xam ni waa Africanité groupe rapport la boo xam ne daal man dama jàpp ne dépassé na groupe rapport groupe la boo xam ne xam-xam moo fay jóge et puis tamit di féliciter waa Kër Massar entier parce que gis nañ bi feebar bi ñëwee tournée yi ngeen fay def xeex yi ngeen nekk di def bi ko kaa amee gis nañ démarche yi ngeen def loolu yëpp pour aar askan wi di remercier au passage monsieur Abdourahmane Fat Diallo ak mouvement Kër Massar suñu yitte parce que gis nañ ñooñu vraiment depuis feebar bi ñëw man maa ngi xool ci info bi xool ay Walfadjri yeneen presse di gis vraiment ñuy def ay jéego yu rëy di nuyu sama équipe bi gis ngeen leen ñu ngi liggéey ñoom Guèye ñoom Seck ñoom Oumar sama mbokk la donc ñii ñëpp ñun ñoo bokk ci liggéey bi soo gisee tey ngeen gis fii laat yu bari ñii la man presque chaque jour maa ngi ci mbedd bi di dox donc ñoom ñooy gaawal liggéey bi ñoom ñoo si jàpp xam nga vraiment di leen remercier nag bu baax a baax merci beaucoup. voilà ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax tey nag seen site Info 15 dafa déplacé woon rek ñëw seet si ñi nga xamante ni ñooy waa seen hygiène comme ni ñu leen ko waxee woon rek du ñu bàyyi dara fépp fu nekk rek danañ fa dem fépp fu waay nekk daañu la fa fekk génnee la présenté la génnee tamit li nga xamante ni moom nga nekk di def kon nag du ñu def lenn lu dul di leen jox dig daje beneen yoon ak beneen lieu incha allah.